Chers jeunes de Enquête 221 dal leen jàmm ci seen buzz du jour li ci gën a fës bokk na ci Prophète Kolda bi nga xamante ne di gannaaw ba mu ñàkkee bakkanam ndaxte benn ci doomam yi moo ko jàmbalu fetal loolu dinañ ci dellusiwaat ci xibaar yi bees yi nga xamante ne ni am na ci histoire bi waaye tamit dellusiwaat tam ci biir histoire bi ñan ñooy secte bii ñuy wax Mbacké Ruuxu fondateur bi moom Alhassane Ba moom mooy kan ak tamit création beeg lépp dinañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti dellusiwaat tamit ci seen buzz du jour ci artistes yi nga xamante ne ni jamono ji ñu ngi waaja seen sitting bi nga xamante ne ni depuis ñaari fan gi di ñenn ñi nga xamante ne ni sax ñooy acteurs culturels yi ñu ngi doon toog ak ministre de l'intérieur ministre de la culture ak tamit ki nga xamante ne ni moom moo di Youssou Ndour di conseiller ci ministère bi ni mel loolu yëpp nañ ci dellusiwaat lañ fa jëlee ndax seen marché bi dina am dinañ ko yaatal léegi yaatal tamit ci di nga xamante moo di seen buzz du jour ci kanam tuuti ci affaire Fabienne Filio di ex Miss Sénégal bi nga xamante ne ni animatrice la ca biir 2STV mu ne moom dañ ko agressé te ki ko agressé du kenn ku dul garde rapproché bu président Macky Sall ca Abidjan lii yëpp dinañ ci dellusiwaat jeexale seen buzz du jour nag ak coow Aïda Samb mi nga xamante ne nii coow toppoon na ko ci digganteem ak moo géet mi nga xam ne da ko doon battre di ko sànni ci suuf Aïda di for moom dellusiwaat na ci kàddu yi di leeral la moo taxoon jëf jooju daal di am lii yëpp boo leen taaxar la tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi balaa ñuy yaatal seen buzz du jour ñu njëkkee kook situation Covid 19 bi ni ki tey ji ci àllarba ji lu tollook 1279 tests def nañu ko am ci lu tollook 120 cas positifs 35 cas yi ñoo nekk contact 85 yi nekk cas communautaire tasaaroo ci Sénégal Touba am 9 Dakar Plateau am 8 Rufisque am 5 Saint-Louis am 5 Almadies am 4 Diourbel 4 Podor 4 Richard Toll am 4 Fann Résidence am 3 Guédiawaye am 3 Ouakam am 3 Ouest Foire am 3 Thiès am 3 Yoff am 3 Mamel am 2 Matam am 2 Mermoz am 2 Parcelles am 2 Point E am 2 Darou Mousti am 2 Diamniadio am 1 Dieuppeul am 1 Kaolack am 1 Koki am 1 Louga am 1 Mbacké 1 Mbao 1 Ngor 1 Ourossogui 1 Sacré-Cœur 1 Sicap Baobab 1 Vélingara 1 Yeumbeul 1 lii la ñu saytu tey ci 80 cas communautaires yi ni mu tasaaroo ci Sénégal ci fàttali nag ni ki démb rek enregistré nañu lu tollook yeneen ñaari décès ci bésu tey bii ci àllarba gi nag 23 cas grave la ñu am xanaa rek di ñaanaan mbokk yi ñu suivre ñu bàyyi xel bu baax mbas mi di Covid 19 tey moytu te topp tam li nga xamante ni moo di mesure de barrière yi ñu yaatal seen buzz du jour commencé ko ak affaire Prophète Kolda bii nga xamante ne nii mu ngi wuyoo ci turu Alhassane Ba moom mi nga xamante ne nii moom mooy fondateur u secte Mbacké Ruuxu bi tey dañuy ñëw pour defal leen seen situation pour wax leen naka la ñuy dundee ñoom ñi nag existence bi yàgg na lool bu ñuy xool sax kaaba gi ñu tudd ne am na fa forme bu rectangulaire la yor couleur bi wuteeg kaaba dëgg gi nga xamante ne nii moo nekk ca Makkatal Mukarram ndax ñoom seen couleuru kaaba gi dafa weex ñu bind ci ay bind yu xaw a bizarre ñoom nag existe nañ mën nañ wax sax lu ëpp ñaar fukki at ak juróom ndaxte ci seen village bi foofu ñuy wax Kabada nekk ci commune bu Buruko ci département bu Médina Yoro Fula moom fondateur u secte bii di wéy ci turu Alhassane Ba daf doon woote ne moom yonent la am téere bu bees diine ju bees ak langue bii di pulaar ne lépp ci lañ ko jaaralee ñoom nag am nañ ay pratiques yoo xamante ne nii wuute na loog ak yeneen diine yi ñuy wax seen diine ji même ni ñuy jàngee alxuraan bokkul ak suñu alxuraan bii moo tax bu ñu sukkandikoo ci maire bu Buruko moom ci boppam mooy confirmer ne secte bii seeni activité bokkul dara ak activité diine l'islam lenn rek moo ci xaw a nuroo muy seen julli yi te nañu koy defee sax bokkul benn conférencier bi wuyoo ci turu Thierno Moussa moom li mu xam le moo di lii daal contraire u l'islam dëgg la taxawaayu l'islam da bëgg a salteel waaye bokkut ak dara ak diine l'islam ci fàttali nag moom fondateur bi di wooye boppam ne moom yonent la di wuyoo ci turu Alhassane Ba mësoon na am problème ak justice ba ñu tëj ko sax lu tolloog 10 ans de prison waaye bi mu génnee daal presque ci la coow commencé juddu ci li nga xamante ne ni moom moo di seen secte bii mbir yi xaaj ñaar coow amoon fa ba sax am ñu bëri ñoo xamante ne ni ñàkkoon nañ ci seen bakkan boobu temps nag réseaux sociaux dafa yaatuwul moo tax coow li xawoon a yem lool yaatuwul comme ni mu yaatoo nii ci jamono jii waaye daal bi mu reyee benn ci doomam yi avertir kenn ki ne ko yow yaa ci topp tabaski bu ci topp foofu la jaaree ñàkk bakkanam ndaxte doomam ji daf ko jàmbalu fetal tell mu daal di ñàkk bakkanam bi nga xamante ne nii nag Alhassane Ba moom mi fondateur secte bi tey wuyoo ci boppam ne moom yonent la bi mu génnee àdduna beneen doomam moo ko doon ñu wuyoo ci turu Daouda Ba moom nag bi mu ñëwee dafa respecté pratique yi donte changement am na ci doxalinam ak doxalinu waajuram boobu doon wuyoo ci turu Alhassane Ba di woowee boppam ne moom yonent la waaye teewul ba tey ji yenn pratique yi bu ngi des ci seen doxalin ñoom nag seen village bii dañ leen di topp parce que village boobu ñëpp sax mën nañu wax ne dañuy topp Mbacké Ruuxu yii d'ailleurs lépp sax am na ci village boobu dañuy toggal seen bopp dañuy bayal seen bopp maanaam daal wutuñu dara ci état wutuñu dara ci beneen dëkk lépp amal
xamal nañ ko seen bopp. xibaar yi ñu jot sax moo di Daouda Ba mi nga xamante ne nii jamono ji moo toog doomu waajuram bu góor bi nekk fondateur secte bi ñu woowee Mbacké Ruuxu. moom Daouda Ba mi nga xamante ni moo fi nekk jamono ji mësul accepter ay aide financière wu état bu Sénégal ndaxte presque ñoom soxlawuñu daraay état moo tax it état amu fa benn cër boo seetloo ñoom beneen dund la ñuy dund presque beneen état moo fa am. ñoom nag dañoo organiser wu même ci seen wàllu économie sax dañoo organiser wu di nekk en relation ak ay banque di fa am ay crédit te seen contrat yooyu dañuy fexe ba mu leer ba ñoom seen jëmi bopp dañ ciy bénéficier wu waaye seeni doom aussi dañ ciy bénéficier wu ëllëg. moo tax bëri na ci banque yoo xam ne dañ leen di financer ci jamono ji ci seen wàllu mbay ak li ñuy dundee ñoom nag dañuy amal cérémonie annuelle at mu jot waaye cérémonie boobu dafay bari nit ba kenn mënuloo wax ni muy toll boole ci nag di def ay sacrifice ci ay nag yoo xamante ni dañ koy rendi nii sax ñu bëri jàpp nañu ne bokk na ci li gën a tax sax ay nit yu bëri di ñëw di seetaan si ñoom nag dañuy julli waaye seen julli wuute na lool ak julli diine l'islam parce que diine l'islam bu ñuy julli kenn mooy jiite ñi ci des ñëpp nekk ci ginnaaw tolloo waaye ñoom seen diine ji bu ñuy julli ñett ñooy ne ca kanam ñi ci des nekk ci ginnaaw ci ñett ñooñu nag kenn ka nekk ca wet ga ku koy jiite waaye ñoom ñett dañuy taxaw rangaloo ci jamono ji nag dégguñu benn yoon fu état bu Sénégal yëngatoo jubli ci diine ju bees ji nekk ca Kolda waaye ak lu mënti xew daal moo di coowuk yonent yi fii ki Sénégal mu ngi lëmbee réew mi seen bés du jour bokk na ci tamit coowuk artistes yi nga xamante ni jamono ji mer nañu ba futt ci arrêté bi nga xamante ni ministre de l'intérieur wàccee na ko ndaxte ñoom lu ñu jàpp moo di dañ leen bëgg a xañ seeni activités yi ñu bëgg a amal ci fin d'année bi lii moo taxoon ba artistes yi jàpp ne faw ñu génn dem ci terrain bi jàpp ci alxamis gi bu 17h jotee ñoom ñëpp ñu def benn sitting ci place de la nation li taxoon Youssou Ndour daal di dem ci ministre de l'intérieur waxtaan ak moom ba sax ministre de l'intérieur joxe benn daje boo xamante ne nii yenn ci ay acteurs culturels ak moom ministre de l'intérieur ak Youssou Ndour toog nañ waxtaan bi nag ci talaata ji lañ ko commencé ba ministre bi déglu leen bu baax a baax te bu ñu sukkandikoo ci Daniel Gomes moom mi nga xam ne mooy coordonnateur coalition des acteurs de la musique moom nee na rencontre bi am na ministre de l'intérieur lañ jàkkaarloo woon ak Youssou Ndour bi nga xam ne moo dox lépp ak ministre de la culture sax moom tamit ñëwoon na fa bi ñu waxtaanee ba pare nag gannaaw gi dañu gis ne man lii coordinateur artistes yi ak acteurs culturels yi wax lu dëggu la lu ñu mën a xellu la kon nag faaw ñu toog gëstuwaat ko ñoom ministère yi moo tax ñu joxaat leen rendez-vous niki àllarba gi ci bu 19h jotee moom coordinateur coalition des acteurs de la musique bu Sénégal di xamle ne suñu waxtaanu démb bi du lenn lu dul ñu wax leen li dëgg te ñu koy dund xamal leen ni leen dañoo war a traiter de même pied ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk actuellement en activité ndaxte am na ñenn ñoo xamante ni seen activité yàquwul te ñu ni tamit ay kilifa lañu kenn koo ci gis njaboot la yor war koo dundal ak orchestre am bu ñu toogee yëngatuwuñu presque du ñu am lu ñu dundal moo tax ñu organiser suñu sitting bi expliquer sitting bi tamit ne dañu bëgg a wane rek ne Sénégal artistes yi ak acteurs culturels yi bari nañu lool ci réew mi wane suñu tolluwaay xamal leen tamit ne dañu am ay responsabilités te ñun ñi ñëpp bu ñu toogee amul kenn ku ñu mën a satisfaire suñuy bëgg-bëgg bari na te wutee ba noppi xamal leen ne leen spectacle yi mën nañ ci jaare sax di ci sensibiliser nit ñi nañu ubbil porte spectacle yi may ñu occasion bu ñu sensibiliser suñuy public ñu respecter en même temps aussi mesure de barrière yi waaye teewul ba léegi ñoom artistes yi ak acteurs culturels yi ñu ngi wàcc seen sitting bii ñu war amal sa place de la nation ci alxamis gii ci bu 17h jotee seen bés des jours bokk na ci tamit coowuk Fabienne Félio di ex-Miss Sénégal bi nga xamante ne nii animatrice la présentatrice la ci 2STV moom nag dafa nekkoon benn envoyé spécial bu 2STV foofu noonu ci Abidjan waaye li mu xamle moo di dañu ko agressé moom Fabienne Félio te ki ko agressé du kenn ku dul garde de corps bu Macky Sall kanamu président de la République Macky Sall ba noppi agression bi mu koy def moom garde corps boobu dafa yore woon arme blanche moom nag wane na loxoom ne sama loxo baa ngi nii mandarga baa ngi nii ne moom ci boppam sax daf ma mujjoon a gaañ ak armam boobu lii tax mu photo ko publier ko ci Facebook bii ne moom garde corps bu président de la République bii di Macky Sall moom moo ko agressé scénario bi nag nee na moom mu ngi xewee ci kanamu président de la République Macky Sall gis na lépp moom sax dafa mujjoon a choqué wu ci action bi li ni mel ambassadeur bu Sénégal ci Abidjan di ko dëggal ne lu ma mën a confirmer leen ne am na moo taxit Fabienne Félio fi mu toll nii coowam li mu ngi lëmbe réseaux sociaux yi ñu jeexal seen bés du jour ak coowu Aïda Samba mi nga xam ne ñëwaat na ci relation ak Mo Gates ak xaalis bi nga xamante ni doon nañ ko may mu koy for ci suuf lépp dellusiwaat na ci moom Aïda Samba di xam ne moom xamul Mo Gates liggéey moo ko yóbbu woon ci États-Unis mu def ko ba mu noppee ñu fay ko cachet mu ñibbisi li xew nag keroog kenn préparé wu ko woon dafa ñëw nii rek par hasard ma taxaw jàkkaarloog moom woyal ko parce que gawlo la mu yëkkati xaalis di ma ko may ba ma pare ma jël li ma may yi nga xamante ni moo nekkoon ci suuf waaye amul benn doomi aadama bu mën a taxaw sama kanam di ma foyee wala di bëgg a yàq sama dër wala sax di ma mayee ci façon boo xamante ni rafetul may buub di ko for ci suuf bu ma doon may milliards sax du ma sëgg di ko for ci suuf ndax su boobaa ma doydal sama bopp te man gawlo laa kenn xamee wu ma lu ñàkk fayda kenn xamee wu ma lu ñàkk fulla Mo Gates nag xaw ma ko
contrat laa amoon ak moom dem naa ko teral na ma def naa la may def ma ñibbisi Sénégal nag dañu war bàyyi xel bu baax a baax buy nit di dem te xam ne ñun ay porteurs de voix lañu duñu foyee suñu kàddu duñu foyee suñu bopp kon nag lu ñu gis rek nañu tey ba am version wu intéressé bi balaa ñu ciy coow waaye coow lii ni mu demee nii ma ko waxee nii noonu la demee waaye demee wut neneen mbokk yi continué leen di abonné ko bàyyi xel seen chaîne YouTube bii di Enquête 221 seen Buzz du jour dina dellusiwaat suba incha allah.